mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi dellu di ziar ñëpp yi rafetlu seen ànd ak RFM di leen dalal jàmm seen émission daan coronavirus altine junne ba àjjuma ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala ñu jano ak yéen wecci konte rek ngir xool nees mën a def ba wàññi li nu ne mbas ci réew mi ci àddina naam waaye fii ci Sénégal boobaak léegi mu nuyoo fi mu ngi jëm kanam rek wàññikuwul benn yoon du jàngoro ji du ñu bari ci ñu nit ci wàllu doxali nit ñu nga lànk di wéy na woon fa woon loolee ndax jëm na kanam ndax jotul ñu wàññiku di fàttali it ci wàllu jàngoro ji ne bu nu fàttee mesures yi nga xamante ni mooy dogal yi jëm ci wàllu taxawal ay baaraas sol masque yaak di raxasu waaye it di tisleek sëqati sunu cooñ ci loxo ca lem-lem ba di soriante it moytu dankalikoo gi loolu dina am solo lool ci li gàttal fanuk virus bi ñu bañ ko joxante sunu biir. ci téléphone bi directeur de cabinet bu ministre de la santé monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di docteur Aloyse Waly Diouf docteur Diouf ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar El Hadj Assane maa ngi nuyu auditeur u RFM yi. jërëjëf docteur gis nañu njeextal ay bés bi lim bu takku ci wàllu ñi génn àddina ci 48 heures juróom ñi wérit naka noonu ak wàññiku ci lim bi ana lu xew. waaw El Hadj maa ngi lay gërëm di sant ni nga ko waxee donc dëgg la je crois que Sénégal am na ci week-end bi juróomi cas yoo xam ne juróomi nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñuy continuer rek di leen ñaanal yàlla yóbbu leen ci àjjana yi gën a koy di leen jaal seen njaboot aussi si turu ministre de la santé di wax rek ne bu ñu xoolee pratiquement ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan mun nañ ci am ñetti tënk benn tënk bi mooy seen at donte am na kenn koo xam ne xaw na jëme ndaw mais ñu ci bari ñi ci ëpp seen at weesu na 50 ans maanaam ay seen xaw nañu jëme mag te loolu dañ ko yàgg wax ci feebar bi di wax rek ne nit ñi nga xam ne seen dañu xaw a jëme mag am yenn feebar yi aussi muy ay mag wala muy ay jeunes amee yenn feebar yi ñoom la ñu war a gën a ci wàllum respect mesure barrière ñoom ñoo ci war a gën a farlu ci ñoom la ñu war a gën a def attention muy ci biir kër yi muy ci aussi mbedd bi ñoom sax dañ leen di wax souvent dañ leen di ñaan ñuy toog ci biir kër yi mais buñ toogee ci kër yi aussi na nit ñi di am pàttaliku ne am na ay mag yu nekk ci kër gi donc ñoom war nañu fexe ba ñi ko wër aussi di respecter mes gestes barrières yi parce que ñooñu bu ki nga xam ne mooy personne vulnérable toogee ci biir kër gi aussi boo demee ci biti indil ko da nga koy gën a sonal donc côté boobu muy benn pàcc boo xam ne gis nañ ko ci suñu cas de décès yi ñu nga xam ne moom lañ am malheureusement beneen bi mooy ci wàllum teel a dem kër docteur ñu ci bari boo xoolee ay kaala yoo xam ne dañuy ñëw ñu hospitaliser leen pour peut-être benn maladie chronique boo xam ne dafa nekk ci phase nu ñu ko waxatee phase aiguë dugg ci phase aiguë wala mu feebar bi déséquilibré wu ñu hospitaliser leen mais bu ñu defee test bi ci la ñuy gis laata ñuy ñàkk seen bakkan ci la ñuy gis ne dafa positif donc baax na aussi nit ñi bu ñu amee jàmbat bi rek ñu mën a woote teel a woote jàmbat bi nag mën na sax manifesté wu par ci wàllum xet maanaam bu fekkee ñam nga tiim xetu ñam bi du la safati comme nuñ koy waxee ci wolof ci tubaab ñu ngi koy wax anosmie loolu yooyu yëpp ay manifestation précoce su feebar bi la donc plus ngay teel a dem hôpital plus ngay gën a bari chance loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ñu gis ko ba pare di wax aussi nit ñi ñu gën a ñëwaat ci sérénité parce que xeex bi fi mu toll nii jamono ji ñu toll nii dafa laaj ñu ñëwaat ci sérénité dafa laaj askan wi aussi gën a concentré wu ci li nga xam ne mooy xeex bi li nga xam ne mooy virus bi parce que virus bi moom mu ngi doxam
mais ñun xëy na ñu ngi dugg ci ay débat yoo xam ne du débat yoo xam ne dina freiner progression virus. Par contre débat yooyu day gën a indi discussion, day gën a tas suñu cohésion bi nga xam moom lañu soxla pour daan virus bi te loolu buñ ci wéyee defe naa dinañu gën a sonal ñun Sénégal ci wàllum prise en charge Covid-19. D'ailleurs sànq maa ngi ko doon wax de façon générale bu ñu àndul ak dal ak yar gi mu laaj dafa ci am loo xamante ni dafa laaj organisation ku ko wax ne ku nangu ndigal bu ñu nee taxawee leen ne ñu taxawee bon maintenant ñun loolu mooy suñu handicap aussi ñun dañuy wax feebar bi mais dañoo fa nu gën a feebaree mooy ci wàllu discipline bi maye lépp ndax discipline moo lal lépp ba ci wàllu développement. waaw discipline bi lu am solo la xam nga bañ nañ ko ba bi ñuy wax ne dañu nekk en guerre. booy dem guerre te say troupe amuñu dégg-dégg ci li nga xam ne mooy instruction yi ngay joxe. guerre boobu pratiquement da nga koy perdre d'avance. mais dama convaincu que ñun Sénégal war nañu mën a delluwaat ci li nga xam ne mooy l'essentiel. L'essentiel du nan la ñuy ubbee école l'essentiel du ndudd bi nan lañ koy séddale l'essentiel mooy ñun nañuy fexe. ba nga xam ne. tey dinañoo delloo virus bi ginnaaw pour que nit ñëpp mën a amaat delluwaat seen bërëbu xëyukaay. parce que situation bi aussi dafa indi loo xam ne dafa jafe ci askan bi. mooy seen condition de vie yi ñi doon liggéey xëy na ni ñuy liggéeyee jafe na léegi mais loolu pour ñu dindi ko ci ñun la. il faut que ñu respecter mesure barrière pour wàññi kaay. te loolu je crois que ñun ñëpp buñ ci farloo rek di waxtaan nag suñu biir parce que aussi. dafa baax. mais waxtaan moo fi yombul docteur xam nga ñun réew mi il faut moo tax souvent je dis na kilifa yi génn wax ak njaboot gi fii waxtaan fii même booy dolli nit ñi xalaat ak a sensibiliser mais ay saaga nga ciy jëlee. waaw El Hadj dafa am foo xam ne c'est ça le problème fondamental dans ce pays. El Hadj dafa am foo xam ne buñ si tollee rek surtout boo nekkee yenn posture yi du sa xol ngay demee. du sa xol ngay demee parce que boo nekkee yenn posture da ngay nangu ne. nit ñi dinañu dal sa kaw nit ñi dinañu wax ci yow. mais yow amal objectif te objectif bi nga xam ne moom la ñu war a am mooy fexe ba ñun ñëpp ñu ànd. xeex Covid bi. donc loolu pour mu am dafa laaj ñuy déglu nit ñi dafa laaj ñuy waxtaan ak nit ñi pour convaincre leen ne ñoom posture bi ñuy am souvent c'est pas la posture du moment. Je parlais d'efficacité dans la lutte quand même du sama jëm wala bu yow. non man kay xam mais naa ne gis nga efficacité bi ñi war a wax bu nu waxul man ak yow li danañu teel a xëy fajar toujours di wax waaye porté bi mu war a am du fa yegg daa am ñu war a wax ci réew mi nañ ko waxante suñu biir ca ba tey waxuñu xaw ma nag. waaw defe naa loolu aussi ñu ngi ciy liggéey def gis nga. De temps en temps yenn leader d'opinion yi génn wax. de temps en temps yenn leader religieux yi defe naa suñu kilifa diine yu mag yi sax ñu ngi génn di wax mais ci seen comportement sax da ngay xam ne ñi am na loo xam ne ñu ngi koy def ci xeex bi boo gisee kilifa diine yi di engagé seen wax ci xeex bi di engagé xaalisu seen askan seen taalibe yi ci xeex bi loolu dafay wane ne. ñoom dañu jël orientation pour que ñu daan Covid bi fii ci Sénégal donc il faut que sénégalais yi bañ a xalaat ne lii daal concerné wu ma ñeneen ñi lay dal xëy na man duma dal parce que ñi may gis ak ñiy dugg hôpital Fann ñiy dugg ci hôpitaux yi ci CTE yi xëy na boo leen laajoon ci ginnaaw danañ la wax bu ma sañoon ma sol masque bu ma sañoon ma respecté mesure barrière bu ma sañoon ma toog bu ma xamoon lii ma toog sama kër donc am na foo xam boo fa tollee bu ma xamoon dafay weesu. li nga xam ne war nañ ko def. nañ ko def léegi. pour mën a gaaw génn ci feebar bi ba pare nit ñi ku nekk demaat ci li nga nekkoon. waaw point bu am solo beneen mooy personnel de santé bi ñoom ñu ngi leen di wàll rek boobaak léegi ca am na jàmbati matériel boobaak léegi am na ko ma wax ni ma poste de santé yi Tëngéej ba tey jotuñu matériel du sax masque loolu aussi nañ ci gën a taxawaay parce que. waaw dafa am loo xam ne El Hadj damay commencer rek par massawu personnel de santé bi xam nga personnel de santé mooy ñi nga xam ñoo nekk en première ligne ñooñu obligation la pour ñun. dama koy wax de manière très très sereine obligation la pour ñun ñu assurer seen sécurité d'abord obligation pour ñun ñu protéger seen santé mentale parce que ngay toog ci bureau yi di toog di xaar ay malade loolu
dafa am loo xam ne ci contexte bi ñun ci wàllum santé mentale dañ leen ci war a jàppale. beneen problème bi mooy waxtu yi ñuy liggéey parce que waxtu yi ñuy liggéey aussi en temps de pression mënul bokk ak période bi nga xam ne da nga koy liggéey ci temps normal donc loolu yëpp. bokk na ci ñun li nga xam ne ñu ngi koy liggéey di wax rek ne lii am nii vraiment dañ leen ci masawu damay encourager personnel de santé bi ci turu ministre de la santé mais di wax ne les responsables de structure muy médecin chef de région yi médecin chef de district yi muy directeur d'hôpital yi nañu gën a jege seen personnel gën leen doter en matériel ñun au niveau central ñun dañ lu ñëw du fi taxaw pour que ñoom ñu am léegi nag am na loo xam ne il faudra vérifier sur le terrain l'effectivité je continue dafa am loo xam ne il faut que ñu nangu ko il faut que ñu dolli matériel de protection pour le personnel loolu c'est nous ministère de la santé et on va le faire beneen bi mooy quand un poste de santé un infirmier chef de poste quel que soit l'infirmier chef de poste parce que c'est des gens de valeur c'est des gens qui sont en première ligne infirmier chef de poste kii dool ambulance bi di indi malade sax dafa nekk en première ligne ki nekk ci maintenance hôpital parce que am nañu ay cas yoo xam ne contaminé nañ leen même bu ñu nekkul CTE personnel de santé foo mënti nekk bu ñu la contaminé ñun nañ koy dafay metti ci ñun parce que c'est des personnes yoo xam ne ñoo nekk en première ligne léegi li ñuy vérifier mooy est-ce que matériel bi ni muy demee parce que le matériel qu'on envoie dans les régions le matériel qu'on envoie dans les structures décentralisées normalement buñ ko utiliser devrait permettre à chaque personnel de santé fi mu poste bi mu nekk mu mën a am protection et cela nous allons le vérifier nañ ko topp rek parce que ñun amuñu xaalis sax bu day bay di jënd matériel muy jaar feneen fudul fa war kon da ngeen koy topp rek non loolu ñu ngi ci loolu ñu ngi ci dañu am gis nga élage bu njëkk ba dañ daan yónnee matériel dénk ko région médicale yi dénk ko directeur hôpital mais léegi dañ leen di wax ñoom buñ la yónnee ba mu yegg si yow won ñu décharge personnel de santé yi nga jox poste de santé yi nga xam ne jox nga leen sur matériel loolu moo ñuy permettre ñun aussi ñu mën a xam nan la ñuy manager nan la ñuy besoin bi nan lay exprimer woo pour que ñu mën di renforcer à chaque fois mais vraiment il faut que nous puissions protéger davantage le personnel de santé. Il faut que le personnel de santé aussi soit un peu plus vigilant dañ nekk ci transmission communautaire. ki nga xam ne mooy ñëw ci yow def ko comme koo xam ne dafa am Covid. et pour personnel de santé mën a protéger wu tamit il faut que nous ministère de la santé il faut que nous directeur d'hôpital il faut que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci médecin chef de région matériel bu ñëwee ñu jox ko personnel de santé et que ñu nekk une famille unie nañuy discuter di régler les problèmes parce que nous dañ fay nekk pour régler problème yi dañ fay nekk aussi pour déglu personnel bi moo tax dama leen di continuer di leen jaajëfal di leen encourager ci turu ministre de la santé muy sage-femme yi muy personnel maintenance muy ambulancier muy médecin yi muy professeur université yi ku ma ci fàtte rek technicien supérieur ñëpp vraiment dañ leen di jaajëfal di leen wax rek ne xeex bi suñu xeex la très bien te nañu fexe rek nu ñu daanee Covid 19 fii ci Sénégal. docteur waaw topp leen ko rek ni ñu def ceeb bi daal dañ koy gendarme keroog jël naa péage yi benn oto ceeb romb ma ak gendarme ma ne kii de sekkee nag njawee ni duñ ca laal lu ñu moomul en une seconde balaa ñu tàggoo ndax waxtu wi dab nañu Ansoumana Dione bu ASSAMM mu ngi yëglu ci suuf keroog fii laa ko invité mu tagg leen tagg yoo xam ni Abdoulaye Diouf Sarr vraiment nii nangam ministre nangam mais daa mel ni de la ngeen ko diggoon gisu ko nee na malade mentaux errants yi ba tey taxawu gi daa mel ni diggé bi ci état diggé la yam waaw xam nga affaire malade mentaux Ansoumana moom suñu xarit la Ansoumana defe naa amul bés boo xam ne duñu waxtaan man ak moom xëy na sax bu ñuy dem léegi ci 10 heures bi dinañ ci mais loolu tamit taxul ñuy am ay divergence de vue li ci am mooy ci wàllum santé mentale loolu direction générale action sociale ñoo ciy liggéey Ansoumana parce que am na division santé mentale mais ci wàllum boobu comme ça en caractère social ci wàllum prise en charge dañ ko dénk direction générale action sociale Ansoumana di liggéey ak ñoom donc dinañu xool jàmbat yi nga xam ne moom lay wax xam naa di si kanam dinaa ko gis pour que ñu mën a solutionner fi mu toll nii li ñu war a gën a éviter mooy loo xam ne daf ñuy distraire parce que dañu toll ci feebar bi foo xam ne
suñu structure hospitalière nit ñi dañ koy fàtte di discuter ci leneen. mais suñu structure hospitalière yi dañu am capacité boo xam ne bu fuñ fa tollee dootuñ mënati jël en charge bu ngeen gisee ñu changer stratégie di jël suñu cas asymptomatique di leen yóbbu ci structure yi c'est pour gérer cette question de disponibilité litière. te loolu il faut nit ñi xam ne dëkk yi nga xam ne dafa am catastrophe yëpp dañu seetaan feebar mu yegg ba seen hôpitaux yi débordé. léegi mu nekk chacun pour soi. te nañu bañ situation. yàlla buñ egg foofu yi baaxul. nañu bañ situation. c'est que dafa baax. nit ñi xam aussi. waaw pourquoi suba su nekk. ñuy toog ci rajo yi. toog ci télé yi di wax. c'est pas parce que ñu neex nañu. nit ñi di bañ a liggéey. ñun ñoo gën a parce que nit ki bu liggéeyul ñun duñu am fu ñu jëndee. donc nañu xam ne. dañoo war a góorgóorlu rek. ci temps bu gàtt. ñun ñëpp ñu gëm ne lii mun na fi jóge. ñu jëlee ko fi sans dugg ci yenn distraction yi ak yenn débat yi. am na solo jërëjëf docteur. jërëjëf docteur Aloyse Waly Diouf ñu koy gërëmati ak personnel santé bi yëpp ba ci kanam tuuti 10 heures ñu àndaat ak ñoom ministère de la santé su boobaa Mamadou Mouhamed Ndiaye ak Adja Aw Mbaye ñooy toog fii incha allah professeur Daouda Ndiaye maa ngi lay ziar professeur. maa ngi lay ziar El Hadj Assane di la nuyu di nuyu sa mbokk auditeurs yëpp également di nuyu docteur Aloyse bi fi génn léegi. jërëjëf baat bi saa su ne dafay ñëwaat wàllu ñaax nit ñi ci Pastef gi mbir yi laaj c'est-à-dire dafa laaj ñëpp takk ndigg yi ci gaaw mu jóge fii lu ko mooy rek dafay installé wu ne faax toog. dëgg la El Hadj Assane je pense que ni nga ko waxee léegi li ci am solo mooy ñu continuer di wax ne xeex bi mi ngi fi ba léegi jàngoro ji mi ngi fi ba léegi pour man li ci gën a am solo. concentration bi mooy ñu continuer di def ci prévention bi mesures barrières yi je pense que dina ci am jeexital bu rëy a rëy parce que lépp lu ci am solo mooy bu fekkente ne li lépp lu ñuy digle ñu koy def autorité def li muy def nit ñi def la ñuy def je pense que loolu mooy le plus important ci xeex bi te xam ne kenn nit ka ñëw ko ñëpp ñoo koy gajandoo te bu fekk ku nekk def nga li nga war a def rek je pense que dinañ ci am njeexital parce que ku ci nekk ci ñun docteur Alice wax na ko léegi boo sañoon boo yeewoo ñu ne la émission bi ñu doon def daan corona jeex na parce que da lay stressé parce que chaque jour nga xool li ngay waxee ak fi ngay defee chaque jour ngay xool ne ñu ngi lim lii gënalul kenn ñun ñëpp rêve bi mooy ñëw ne la corona bi jeex na dem Sénégal te loolu nag pour mu am il faut ku ci nekk continuer ci def bay sa waar ci bay sa waar ci tool bi ñu ngi di wax léegi garab gi c'est vrai que ni ko docteur Aloyse di waxee di éviter souvent sujet yi nga xam ni dafay lal ak werante mais même garab gu Madagascar gi nu am yaakaar ba ngeen liggéey ci sori lool am nañuy wëlbatiku ne ak wujjee lañ bëgg a jibal diggante garab googee yéen ci leeral ak professeur Seydi ça nous ramène encore ci débat njëlbeen ga. waaw bon je pense El Hadj Assane man dama jàpp leen na gis nga boo jiitee yëf mu toll fenn bul bañ ñu wax la dara oui bul bañ ñu xalaatal la fenn jël dara ñu dénk la ko moo metti na parce que ku ci nekk am nga ci sa xel parce que on est pratiquement 16 millions de Sénégalais munoo fexe ba 16 millions yi ànd ak yow munoo fexe ba fi ngay xool la lépp xool ku ci nekk am nga ci xel am li ci am solo ab El Hadj Assane mooy ñun ñi ko séq xam li sa war deux choses moo am ku ci nekk ci ñun da nga am respect ci sa morom am yëg-yëg ci sa morom ci ñaan yàlla sa morom am ndam man de ku ma xam en tout cas xam également sénégalais yi ñi ko séqal xam na bu ñu sañoon tey ji nii ñu ne la professeur Seydi ak tout ñi nga xam ne ñoo ñëw centre de traitement yi li ñu doon bëgg tey amatul cas jeex na ba garab Madagascar bi ak garab Sénégal yi duñ ci xalaataat parce que liggéey nañ ci liggéey bu rafet ba tey ku leen jàppalewul doo leen yàqal mais loo ci gis ci lu mel nii mooy ku yaakaar ne rek am nga ci loo ci war a mën indi ci lu baax nga def ko te toujours ñu am njortu bu rafet man dama jàpp ne rek man toujours sama bopp damay am njortu bu rafet ci doomu aadama ba leneen te xam ne li may wax mooy gis nga Covid bi day jeex ñun ñoo fiy des nañ ko rafetal rek dëgg la même affaire yooyu ñuy wax noonu entre kii yi pour man aussi je accepte benn chose yàgg nañ ko def mooy gis nga El Hadj Assane opinion il faut nit ñi il faut ñu joxe seen c'est normal ñun ñoo war a am xelu
nangu ko dékku ko. ñun ñoo war a xam na c'est-à-dire que luy suñu rôle tey mooy képp lu lañ la wax lu ñu la def nga xam ne nit ñi ñoo xooge noonu rek mais yow jàppal fi nga jàpp ba gis ne suba dinañ xam ne Ali moo xewoon. li ci am solo ba am solo mooy Alaaji Assane ñu neen la nañu nangu critique moom il faut que ñu nangu ko il faut que ñu nangu ay lu mu mënti dañ nañ ko nangu recevoir ko te xam ne loolu mooy war a def différence bu fekkente ne yow dañ la jox mbir nga ne bu ñu ma ci waxee lu ñaaw wala kii mu bàyyi wala doo ci yàgg nañ ko ndigóor nit ñi bëgguñu kenn dem fenn sax d'ailleurs de toutes les façons waaw bëgguñu kenn sori buñ sañoon ñëpp ànd daanu waaw donc il faut que ñu nangu ñun bokk maintenant sur le plan scientifique fu ñu toll ci liggéey bi parce que loolu fenêtre la mënee su ko bañ a xam boo nekkee ci réew nag mënoo bañ a dégg leen li waaye alhamdulilah ba nga xamante ni ébranlé wul apparemment kenn ci kilifa yi waaw bu fi ébranlé kenn ñu dégg nañ lu gën a garaaw li scientifique yi mais xoolal yeneen réew yi chaque jour li ngi leen di déggal ak yeneen yi yàgg nañ ko dégg mais li ci am solo ñu ànd ak dal ñun dëgg la continuer parce que loolu moo war a nekk différence bi ku ci nekk am na foo xam ne foofu war a toll maintenant pour foofu dëgg la li ma wax rek mooy ñun protocole bi comme da ngeen ci bëgg kii démb rek waxtaan nañ ci direction avec directeur de la pharmacie et du médicament ak directeur de la recherche du ministère de la santé. liggéey la boo xam ne dañu ko santoon au sein ci ministère de la santé ñoo ñu sant may rappelé nag tout à l'heure par exemple man ak samay morom dañoo am ñaari pieds man ministère de la santé laa gën a liggéeyal que ministère de l'enseignement supérieur tey. su ma jàngalee hôpital la dem liggéey ji. donc wax liggéey nañ ci ba valider protocole bi scientifique et là j'ai daf koy préciser waat. avis bi ñu joxe avis scientifique. avis scientifique qui valide donc le protocole bi ñu laajoon. ñun lu ñu dénkoon ñu def ko. ok boo xam ne scientifique ñoo jëkkoon ñu liggéey nañ ci depuis ñeenti semaine juróomi semaine léegi bu boole ci woon ay produits sénégalais. ak sénégalais. maanaam ci baal ma di professeur vraiment kilifa kenn du ko dog mais xam nga ci wolof bi parce que français bi day xaw a compliqué. pour sama ñiy déglu ci gàttal. garab gi ak anam yi jëfandikoo win géeg la muy àndal yëpp yéen daganal ngeen ko. te dañoo il faut que ma am ay précautions yu may joxe parce que léegi il faut parce que damay bañ ñu ne wax ne lii li ñu daganal mooy. dañu laaj avis. oui. par rapport ak ministère de la santé laaj ñu avis par rapport ak garab bi. fekk ñun ñu bindoon ñu xaatimoon benn téere lañu bind téere scientifique. oui ne bëgg nañu garab bu nga xam ne ëllëg mën na fi am wala ñun ay garab sénégalais. lépp luñ ci mën a def ñu liggéey ko ci. téere boobu dafa laaj xam-xam dafa laaj ñu ne tey bu ñu doon def gëstu te ñun li ñu daganal mooy gëstu bi. oui gëstu boo xam ne war nañ ko def ni ñu koy defee ku koy def ak lan mooy condition yi. loolu la ñu tënk ba jébbal ko ministère de la santé. gëstu ci lan. gëstu ci lan ndax léeg-léeg ñee gëstu noonu ba indil nu ñun dañuy gëstu ba xam ndax baax na. dañuy gëstu rek ndax buñ ko yóbbee ci askan bi. dañu ñoom xam nga garab bi ñëw na. ñu ne leen duñ koy utiliser noonu. ok te mu mel ni médicament la mënagul nekk médicament. il faut que ñun yóbbu ko buñ koy jox nit ñi dañ koy gëstu bi mooy lan essai clinique. mooy mën nga ko jox boo koy jox nit ki est-ce que nangu na jël ko ba pare mooy consentement bi. est-ce que lépp lu ñu ci war a def protection ci produit bi parce que dara leer ñu produit bi am na leneen. dañ koy vérifier loolu la ñu tënk maintenant moo tax dañ ko jox ministère de la santé. commission éthique. oui ñoom xam lu ñu seen rôle tey. te ñoom ñooy direction de la santé. jébbal nañ leen ko encore une fois ajjuma jot nañ ko. tey ji may wax ak ñi normalement fii ak ñaari fan dinañ ci toog ñoom. xam lu ñu seen rôle ñoom. oui c'est l'aspect éthique d'abord. aspect éthique ku mel ni un Samba Kor Sarr par exemple ñoom lañ koy ñoo koy jot ñoom ñooy éthique ñoom seen rôle ñoom bokkuñu ci commission scientifique bi. ñoom seen rôle mooy ñun jox na leen ko ñoo xam éthique bi est-ce que éthique nag mooy. ay droit ñu ngi koy tuddee droits humains mooy ak yellu si doomu aadama yi. respecté na ko. respecté nañ ko. am na également yeneen scientifique yoo xam ne ñu ngi ci biir ñoo xam ne ñoom aussi dañuy def seen liñ naan dañuy xool ñun li ñuy wax globalement am nañ ci li ci war a changer ou pas. ok man mii di wax ak yow ak samay mbërëm yeneen naataango avec toute humilité bokk nañu ci personnes yooyu ressources ñu ci boole. bu fekkoon ne ci lii aussi dañuy dem waxaat ci protocole bi mais il faut y avoir conflit d'intérêt. mënoo bind ba pare mënoo tu peux pas être jugé parti. waaw bind ba pare nekk mais ñoom foofu lañ toll tey. c'est surtout l'aspect éthique. ok tey maintenant ñoom bu ñu ko gisee dañu d'accord ci loolu. et waa ñoom ils font ce qu'on appelle l'approbation de l'étude. ce qu'on appelle l'autorisation. donc loolu mooy ñaareel bi étape bi. donc ñun on a fait la validation du protocole. maintenant au niveau du ministère. qui avait demandé ñu bindal leen ko ñu gëstul leen ko. ñoom mu ngi d'accord
dañuy def ce qu'on appelle l'approbation l'autorisation du protocole loolu mooy il fallait ma leeral ko ñun joxe nañu avis scientifique par rapport à ça ministère dina ne léegi éthiquement ak yeneen nangu nañ ko ay fois ñu soog a dem sur le terrain dem def gëstu clinique ci personnes yi ba xool ñaata personne te du ñëpp lañ koy joxoon pour le moment dañuy xool ay limu personne ñan lañ koy jox ñu surveiller ko rigoureusement ba xam nañ ci am te loolu day nangu day fekk aussi ñu ni ñëpp ñu nangu ci du question dañuy kii nii te bu boobaa également ñu xam ne produit sénégalais yi man li ma gën a am solo au delà du produit malgache produit sénégalais yi ñu xam ne ci lay bokk loolu lañ bëgg ñu bokk voilà foofu lañ toll très bien balaa ñu dem feneen j'espère que garab bi tubaab yi ñu indil fii tam dina jaar ci procédure yooyu yëpp wala parce que produit malgache bi li fi ngeen jaar yëpp waaw mais xam nga ñun est-ce que garab yi nuy jëlee bitim réew di ko jaay ci pharmacie yi jaar na foofu waaw du ma leen nëbb nag El Hadj Assane produit malgache bi li ñu ci war a nañ ci nar a def nii yeneen produit daal nañ ko def de mais bii moom moo ma jaaxal de man mi waaw mais parce que dañuy bañ ëllëg ñu jam ñu dañuy bañ ñu jam ñu mais yeneen produit yu mel ni en tout cas produit yi nga xam ne ñun xam nañ ko mooy produit médicament yi nga xam ne mooy faj comme man li ñuy liggéey ci traitement ay antipalu ak yooyu dañ koy suivre même procédure bi lay topp même procédure bi lay topp mais chaque at noonu lay topp donc loolu mooy wane ne Sénégal li yàgg nañ ko c'est-à-dire que procédure d'essai clinique essai thérapeutique rédaction de protocole validation du protocole par le ministère autorisation de l'étude par le ministère de la santé mise en œuvre loolu yàgg nañ voie normale la seulement mbas mi bari bayre rek feeñal yooyu yëpp waaw li may encore une fois ñu jàpp na ñu benn la ñu ñun ñoo nekk ministère de la santé ñoo nekk ministère de l'enseignement man j'ai compris entre les lignes c'est-à-dire suñu kilifa yi réew mi tam ca kaw ci ministère ak yenn département yeeg yéen professeurs yeeg université ku ci ne sa ego da nga koy teg fële gis nga gars yi nañu bàyyi jiital seen jëmm yi nag waaw jërëjëf El Hadj Assane te encore une fois li may ñaan Assane bi dëgg la médicaments yi ñu wax am na solo mais nañu topp seen li ñu leen digal loolu mooy li ci gën a am na solo encore une fois féliciter encore une fois tous les cliniciens ñi nga xam ne ñu ngi sur le terrain. jërëjëf professeur. yàlla may leen li ñuy soxla avant dara di xew sax ñu am ndam. amiin en tout cas je le précise je le infirme. yàlla may ndam professeur Seydi may ndam yeneen professeurs yi. may ndam yeneen infirmiers yi képp ku ciy liggéey ñu may leen ci ndam muy ñun ci lañ bokk. parce que bu dul ñooñu aussi également ñu xam ne ñu ni neen la rek. dëgg la jërëjëf professeur Daouda Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla na yàlla mbay ndam yéen it waaye surtout fay leen ñoom docteur yeeg ñiy liggéey ci suuf ca du ngeen ko xam nag mbokk yi waaw déglu rajo taxul nga xam ni mu ko waxee garab yeeg fa nuy jaar ak ña ciy liggéey ak la nuy daj hôpital ba ñu yore maintenance ñu yore infirmier ànd ak malade yaak loolu lépp ay vraiment àq la yoo xam ni naam daf leen a war waaye nag waaw góor day yokk jàmbaar nañ leen di ñaanal lu ñu mën moo gën xarab gi ndax bu ngeen xamoon mooy yu ñuy liggéeyee di ngeen leen di tàccu ngoon gu ne ñu jeexalee ak pàcc bi nga xamante ni mooy allo docteur ci ngërëm gi dañ ciy boole ñoom professeur Camara ndax ni ñu ko waxee gars yi ngi commencé di sax wàllu personnel médical gi kon yàlla na leen yàlla sàmm professeur Makhtar Camara maa ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay bu baax El Hadj Assane. jërëjëf Camara ci tolluwaay gi rek dernière actualité pandémie bi amuloo loo ci wax wala ñu commencer par les questions des auditeurs. waaw xanaa dañuy jàll vraiment rek ak mbokk waaye doolu làqu daal fan yi mujj. vraiment tiis bu rëy la moom vraiment si weekend bi moom weekend bu tàng la. dëgg la accélération kii nag xam amu ci xalaat en tant que docteur. accélération. li ñu foog ñun parce que ñu ngi naan waaw dafa mel ni weekend bi li faatu dafa bari 5 ci ñaari fan. yow loolu en tant que professeur amul dara lu mu yee ci yow. bon wax dëgg yàlla man yoruma maanaam xam pour nga wax si foog nga xam vraiment nu mu tudd sax. ok information bu baax. am toutes les données. yaram waaw amoo données yëpp yaram si banque. li ñu ma seetlu daal mooy su bëri ay mag nañu. oui am na aussi ñu xam ne fekk nañ ndaw. xëy na ñàkkul ñu fekk ndaw aussi am nañu ay yeneen gàllankoor yu ñu amoon yeneen feebar. moo tax ñu gën a ñaax rek vraiment mag yi gën a moytu di gën a ñaaw ñort. lépp lu ñu gis daal muy lu ñu lu ñuul daal dañuy xalaat ne ab ndóbin la. oui daal di vraiment woote lu ma gën a gaaw. dëgg la parce que même boo dee grippe normale sax grippe normale baaxul ci mag. booy xool bitim réew mel ni France li fay grippe normale di rey ci at. si tubaab bëri na ay milliers. ëpp na 10 000 morts par année. loolu ñu bëri xamuñu ko. dañ koy occulté ndax Covid bi. lu ëpp 10 000 morts par année tubaab bi ni ko dee
grippe normale waxuma grippe bu grave yi mooy grippe pandémie yi xam ne H1N1 grippe simple rek laa wax mu yóbbu si tubaab bëri na ndax réew yu bëri ay mag dëgg la foofu am fa juróom-ñeent fukki at du dara waaw kon ñu moytu rek rawatina nag ñu nekk si contexte bi nekk nii moom vraiment mag bu fi am lu muy yegg si yaram rek vraiment na ñaan jox daal am na solo 88 628 14 14 Ablaye asalaamaaleykum waaw waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah waaw sëñ Assane ñoo ngi lay ziar yàlla nga ziar Gora Thioye Touba yaa sëñ Gora bisimilah ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci liggéey bi jërëjëf Thioye waaw man nag xam naa c'est la première fois muy dugg ci rajo RFM di ci woote waaw am naa ñaari question nag yu ma bëgg a posé docteur bi mais bala ma ko posé am na lu ma bëggoon a wax bu ngeen ma mayoon ma jaalale ko waaw maanaam comme parfois yéen ñi nekk ci rajo yi ñu ngi leen di jaajëfal mais nag nit ñi parfois dañuy sonn koo xamante ni xiif sonn jël ki nga xam ni balaa am dépasse ci weewu tànkam la ko teg nga bëgg ko ni toogal ci kër gi bul dugg ci oto yi loolu nag moom parfois day metti loolu ndax parce que am na ñoo xam te ni tey bu ñu xëyee dañuy dugg ci seen oto taal dem seen barabu liggéeyukaay toog liggéey am ñoo xamante ni tey bu ñu yegsee duñ dugg dañuy ñëw dugg seen barabu liggéeyukaay liggéey duñ ci duggante oto duñ def nen dëgg la am ñoo xamante ni nag ñoo ngi nekk ñoo ngi dund gu métti dépasse daf leen di të nga bëgg kooku nga ne ko toogal sa kër yow mi sensibiliser nekk ci rajo bi boo dee wax kooku noonu day dem ba dootu la déglu da lay mere daf lay mere da ngay yaakaar gëmul ni feebar bi am na gëm na ni feebar bi am na mais day dem ba condition yi muy dund te metti dëgg la mooy tax dootu faale sax feebar bi mu dem direct xamul ku ko amul mu confronté wu ak kooku dëgg la waaw nag d'accord loolu nag dinañ ci bàyyi xel bu baax incha allah nañ ci bàyyi xel ndax dañ leen di déglu man moom dama lay déglu lu bari dëgg la dama lay déglu lu bari waaye nag yéen ñi nekk ci rajo yi dee leen ci jàppale di jotali seen kàddu ñi nga xam ne ñooñu amuñu kàddu te sonn nan d'accord ndax boo bëggee dégg dëgg rek nit ñi sonn nan trop dëgg la sonn nan nag trop dëgg la waaw léegi nag question yi ma bëggoon a posé sama première question docteur maa ngi koy laaj naka lañ mën a programmer wala ñuy xalaat di wax ubbitel école le 2 waaw te waxuñu ci au moins ñu organiser ubbi jumaa yi nit ñi dem jàkke yi nit ñi dem julli ji nan daal lañ mën a programme ba nga xam ni le 2 dinañ mën a ubbi école yi organiser ko ba nit ñi dem jàngi te waxuñu ci jàkke yeeg fi ñuy bara ñaane très bien beneen question bi mooy comme nan lan mën a def ba nga xam ni nit ñi dinañ mën a dellu ci hôpital yi dem faju ji ndax boo xoolee nit ñi ñu bëri man damay liggéey ci wàllu santé mais pharmacie laay def mais nit day ñëw nga ne ko demal hôpital du nungoo sax dem hôpital ndax parce que xelam dëlu fa benn moo ngi xalaat bu yéegee ñu xool ko mën naa mu am doomu jàngoro ji ñu téye ko xañ na xelam mi ngi xalaat ni moom bu demee ci hôpital bi mën na fa jëlee doomu jàngoro ndax parce que nag it boo xoolee nit ñi léegi da ngay dégg ñun la diw faatu na amul woon corona mais dafa dem hôpital ñu testé ko mu positif ku la wax ba xam hôpital boobu foofu wàllu ñu ko voilà d'accord waaw yooyu nag nañ ci bàyyi xel bu baax waaw kay jërëjëf waaw baax na ñoo ngi jégalu nag bu baax ci kàddu yi bu xawee diis wala dara diisu ci nag dara diisu ci xel du doy dañ lay déglu nag man dama lay déglu lu bëri te comme état mi ngi lay bàyyi xel nga sóoraale askan wi bu baax di leen comprendre naa maanaam ma teg ci suuf waxi ay waaw toog leen seen kër yi waaw mais loolu mënut a ñàkk de sëñ bi toog gi mënut a ñàkk de ndax jàngoro ji loolooy dagg transmission bi wax nga dëgg xanaa ñu boole ndimbal yeeg taxawu nit ñeeg toog gi voilà incha allah jërëjëf waaw baax na professeur Camara waaw jërëjëf so mag koy jaajëfal ci question yi voilà donc am na question yoo xam ne vraiment du ma si mën a waaw mooy loolu wàllu état la jumaa yeeg école yi jumaa yeeg école yi vraiment état bi mooy xool moom nan la ko mën doxalee parce que dafa laaj organisation nag waaw organisation bi ñuy def ci école yi ak école yi bari foofu nag buñ ko defee jumaa yi ñu julliwaat de waaw moom laa wax mooy dafa laaj organisation waaw
organisation bu baax a baax. xaw ma ndax état dafa toog wax ñu jàngale ci école yi. donc préparer ñoom liggéey ñoom bu baax a baax xam nan lañ yan anam la école war a ubbeeku yan mesure lañu war a teg. loolu amee aussi état si keneen def ko aussi war na toog aussi ci difa diine yi. oui doo wax imaam yi waxtaan ñoom bu baax parce que mbir bi dafa laaj organisation bu baax a baax a baax. léegi professeur ci vraiment concrètement yow en tant que ku xam ci wàllu kër docteur li gën a jàmp mooy am résultat ci xeex bi wala taxaw di jàppe ay app rek ay date rek pour faire ceci faire cela balaa nga ne naam ne fa wala. man di gën a jàpp mooy yaakaar naa loolu wees nañ ko sax xëy na am na loo xam ne suñ ko defoon lu yegg si fii. bu ñu souffrir woon vraiment mu métti dëgg-dëgg. ci semaine yi lay passé wala mois yi lay passé. ñu confiné woon ñu pendant 2 semaines boobu xam ne mbir bi bëreegul woon noonu. xëy na du njëkk si mais comme fi mu nekk nii moom virus bi mu ngi fi fu mu nekk nii. te fas yéene wu fi jógee. du gaaw donc il faut ñu jàng dund ak virus bi. ñu jàng dund ak moom. non loolu moom c'est inévitable. fu mu nekk mu ngi ñàkk il faut ñu jàng dund ak virus. il faut ñu ci mën a liggéey ñu ci mën a lekk mën a naan. mais dans le respect des mesures aussi ñu wax ak nit ñi nag aussi bu boo wax ak état ba noppi da ngay wax ak nit ñi waaw dund ak virus bi mooy sa tenue sa nekkin ci penc mi nga nangu wàccoog digale. moo tax ma ne ay mesures la laaj. boobu ay ëpp aussi. dëgg la ab doxalinu askan bi. oui. est-ce que fu mu nekk nii askan bi pare nañ pour topp doxin boobu loolu mooy question bi xëy na état bi mën na teg ay mesures. mais est-ce que askan bi dans sa majorité. ñoom taxawaay nañ taxawaay boo xam ni bu ñu ubbee école bu ñu ubbee jàkk ji dañu am safaan loolu mooy question bi. waaw. loolu dafa dëgg yàlla c'est très sensible. loolu tam mën nañ toftal ni condition pour ubbi jumaa ji mooy il faut que yii ak yii mate fa parce que am na. voilà bu ko defee kilifa yi waxtaan ci ak kilifa di xam nga loo gis rek waxtaan la ak yëgoo surtout. yëgoo effectivement dafa laaj ay mesures yu strict. voilà yëgoo gi très bien. est-ce que ñu nekk ci diine gi. ñu nekk ci imaam yi ndax mën nañu jël engagement ne nañu taxaw temm pour lépp jaar yoon. est-ce que askan bi aussi ñu nekk ci école yi nekk ci bëriwu jàngu yi même aussi jàngu église. est-ce que nañu aussi askan bi ci bopp. est-ce que nañu mën aussi taxawaay citoyen. ba xam ne dañ def tout pour benn musiba du jógee ci nit dem ci kenn nit. ku ci jëlul engagement bi dana doo ubbi ndax santé publique la amoo benn droit di bàyyi yëf yi taxaw di wàll nit ñi ñeneen ci askan wi doon benn. boo jëlul engagement bi l'État prend ses responsabilités doo ko fi ubbee tey lañ la koy wax. c'est-à-dire que mënuñu toog rek ñenn ñi am droit wàll rey ñeneen ña au nom de quoi. voilà deuxième question bi mu ngi jëm ci wàllu ñi ragal a dellu ci hôpital yi am jàngoro yeneen waaye ragal noo tegati tànk ci hôpital yi. waaw loolu moom seetlu nañu wax dëgg yàlla xam nga Sénégalais aussi kooku dis dafa ragal donte dëggal nañu bopp mais ñu bëri ragal nañu dëgg yàlla. donc moo tax ñenn ñi dañu am ay feebar sañ ko sooxe. bu ñu déggee ne tel hôpital am na fa ab ñu fay daj ay ñu fay faj. ñoom ngawu jàngoro ji. wala dégg nañ fëri dégg nañ fa dañuy xaw a ragal. mais loolu aussi liggéey de sensibilisation yi la. war nañ gën a liggéey wàllu ministère gën a liggéey xamal ne askan gi ne feebar bi jombul kenn. yeneen feebar yi aussi bien que feebar nekk na fi mooy jaaxle bu rëy mais yeneen feebar dañ ko war a jël aussi en charge. xëy na sax ñàkkul sax ni am na ñu bëri ji dee seen kër. leneen mën nañu rey lu dul Covid. dëgg la. loolu jar a bàyyi xel la parce que aussi Covid warul tax yeneen feebar yi seen prise en charge ñu teg ko de côté. ñi war a opérer ñu opérer leen en urgence yëpp ñu war a nekk réanimation ñu réanimer leen donc vraiment loolu gouvernement moo si war a taxaw temm sensibiliser nit yi mais aussi sensibiliser aussi ñi yore hôpitaux yi. mais bu ñu fàttee prise en charge yeneen côté yi. kon ñu wane ne aussi malade bi nekk yow nga dem hôpital ñu gisul sa feebar moo gën. feebar di yéex a génn si yow. yéex a feeñ si yow. parce que plus muy yéex a génn si yow rek muy yéex a feeñ si yow say chance de survie du bëri. bu dee da nga néew doole. dëgg la. très bien donc vraiment daal ñu gis ko daal. yaa ko gis moo gën yàq ko gis. dëgg la teel a bu dee ñu doon ok asalaamaaleykum. maaleykum salaam Assane. waaw. maa ngi lay nuyu. El Hadj Malick. waaw. bisimilah. waaw di la féliciter si taxawaay bi. jërëjëfati. vraiment yaa ngi liggéey bu xam ne bu am solo def amati na solo sa liggéey bi. alhamdulilah jërëjëf. di nuyu docteur bi nekk foofu nga invité. Assane. waaw. man ñetti laaj laa bëggoon laaj. bu si kajee.
ñetti laaj alaaji xam nga 20 la ñuy yëkkati jotaay gi. kon may naa la benn bi des ñaari xam ne guddul. mënoo woon a dóor benn rek ñu yëkkati. benn bi da koy analyser. da ngay analyser analyser nga léegi waaw. rapidement. waaw Assane. si ministère de la santé. waaw li muy communiquer dina mbaaw. waaw. dama bëgg moom mu leeral mbaaw yi muy wax soit siga mbaaw wala faat mbaaw wala sax mbaaw wala baaw ba Assane parce que mbaaw yi dañuy bari déedéet moom du préciser. d'accord beneen bi beneen bi Assane beneen bi xam nga wérgu yaram moo jiitu jumaa ji jiitu école yi Assane beneen bi maa ngi leen di ñaanal yéen ñi Assane chaque jour nga taxaw si rajo bi guddi bëccëg Assane maa ngi lay ñaanal di la félicité vraiment di félicité scientifique yi ak médecins yi nekk si Sénégal yëpp dëgg la de jërëjëf di leen ñaanal nag encore une fois merci beaucoup Assane mais merci Alaaji gërëm nañ la bu baax professeur gars yi leeral yi ñuy bëgg ci wàllu kër docteur xam nga leeral ba mu yegg moom du am ndax ñu ngi naan la secret médical yoonal gi ci ne nit ñi il faut ngay expliquer ñu baal ma du ak xeebel mais gis nga ñàkk jàng bi niveau analphabétisme bi dafa ak egg foo xam ne boo jiitee nit ñi boo leen ko dul tekkil ak a càmbar keroog maa ngi tooj naan toog leen foofu làkki tubaab waxin la c'était pas parce que nit da ngay xam askan wa ngay waxal ak na ngay waxee ak moom tout à fait loolu am solo la parce que booy wax te yow fa ngay wax kenn du la dégg boobu day nul dëgg la moo tax vraiment suñu mën a gën a baal communiquer suñu langue nationale pas seulement wolof oui bien sûr oui mais aussi yeneen lakk yaa ngi fi te man nag seetlu ma ne bëri na communication bu am solo ci yeneen lakk yi biir ko gis naa daal ay yenn sport yu ndaw yi mais daal gisuma bu baax daal ñuy xuus si domaine boobu ñenn ñi aussi dégguñu wolof loolu la de waaw il faut mu gën a yaatu dëgg la ñu jël dernier auditeur xam naa di jéggulu ñeneen ñi asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Assane Boubacar Diarra Kees. ñu ngi lay ziar Boubacar. Alaaji Assane yal na leen yàlla fay yéen ak professeur yi nga xamante ne yéen a ngi dolli askan bi tey jàppale askan bi si mbas bi am si biir réew mi. amiin ñu bokk. lu ma siy dolli nag mooy Alaaji Assane l'heure est grave. lu tax ma loolu mooy dafa am benn njàngat bu ma def ba nga xamante ne amoon nañu benn cas importé. ñu amaat ñaari cas importé mujjantal bi ñu ne non mbir mi dugg na si biir réew mi nañu def couvre-feu état d'urgence ñëpp respecté ko gëm ko mais moment bi ñu toll nii Alaaji Assane situation bi fu mu toll mooy que ne ay cas communautaire la ñu am teg si cas communautaire yi fu mu toll nii ñoo am ay décès léegi man askan bi laay posé question bi jamono ji nga xamante ne ñoo ngi toogoon suñu kër yi ku nekk di naan restez chez vous ñu ko bind si WhatsApp yi ku nekk di ko wax sa morom léegi moment boobu bëriwul woon te nekk woon affaire boo xamante ne moo ngi doon rey te léegi moo ngi rey te moo ngi gën a bëri te suñu biir la nekk est-ce que duñu jéem a seet ni ñuy waxtaanee jël mesures yi ku nekk toog sa kër wala ñu jéem a seet ndal la ñuy def ba feebar bi génn si biir réew mi dëgg la am na solo démb pour fu may daanalee démb docteur Ndiaye ba mu xamee ne Kees ñoo ngi daw hôpital régional dafa jël temps dem si benn télé bu ñuy wax Kees FM Kees TV du moins Kees TV la dem parce que xam na ne askan bi dañ koy seetaan parce que biir Kees la mu dem fa jël temps 2 heures de temps guddi di waxtaan ak askan bi pour xamal leen ku feebar na nga gaaw a dem kër docteur si ngay gën a gaaw a faju ñeneen ñi feebar ñu aussi buñ fa daw parce que kenn du daw feebar parce que feebar jombul kenn dëgg la yàlla ñaan defal jàmm defal ko askan bi yëpp maa ngi nuyu askan bi yëpp nag ñu may déglu ñëpp jërëjëf Boubacar jërëjëf professeur ci wàllu fii situation bi toll restez chez vous gi nga xamante ni nit ñi moom ñu bari mënuñ ko dégg ndax aussi situation oblige est-ce que kilifa yi war ñu gën a xalaataat ci formule boo xamante ni xëy na ñu gën a gunge nit ñi ci restez chez vous googu nit ñi daal ñoom tën na noo toog. dama yaakaar ne bu ñu nee restez chez vous. loolu kenn vraiment kenn xëy na jagleelu ko ñi daan seen doole. te vraiment di respecté norme dëkk yi. ñi ko gën a jagleel mooy nga xam ne amuñu solo bu jàmp. ñu vraiment ñi amul solo bu jàmp dëgg. ñàkk génn moo gën dañuy toog seen kër wax dëgg yàlla. dëgg la même bërëbu liggéeykaay aussi ñenn ñi jël nañu ay mesures wàññi ñenn ñi toog seen kër. nekk chômage technique wala ñenn ñi liggéey à distance. loolu kenn war ko tegi aussi dañ ko war a continuer di ko def. oui. li ñu mën def daal ba moytu nit yi nekk si moytu dajaloo yi waaw. moytu dajaloo yi moytu vraiment ñuy dajaloo si même bërëbu liggéeykaay yi. dëgg la dajaloo bi si
bu ñuy décoller aussi dañuy roy ci école yi. partout nañ ko def. am na moom laay wax rek fu mu nekk da nga toll fa xam ni. dañoo war a dund ak feebar bi. dëgg la. ñun suñu bopp ñun askan bi ñu ñoo sàggan. ba mu yegg si ñu fu sori. dëgg la. fu mu nekk nii daf ñuy gunge ba si kanam incha allah. parce que ñu dara. malheureusement est-ce que nañ foofu. oui. donc est-ce que aussi ñëpp dañu war toog seen kër bañ a liggéey. nawet baa ngi ñëw est-ce que nit ki war a dina bàyyi. léegi y a une question la état bi nag mooy xool. c'est compliqué. mu koy organiser question d'organisation la. oui oui il faut accompagner tout cela. waaw tout à fait. dëgg la jërëjëf professeur ñu ngi lay ñaanal kenn dalu jàmm. jaajëf Aïcha. merci bonne journée professeur Makhtar Camara virologue ci hôpital Aristide Le Dantec ñu koy gërëm professeur Daouda Ndiaye également di ko gërëm bu baax di ko sant moom ci comité scientifique bi ministère bi enseignement supérieur taxawal ci la bokk di liggéey bu baax en étroite collaboration avec le ministère de la santé ni mu ko waxee ministère boobee de la santé directeur de cabinet ba docteur Aloyse Waly Diouf la ñuy ubbil saa su ne loolu lépp ci ndimbalu sunu borom di leen gërëm di jéggulu ñëpp waaye ni ñu ko waxee rek. di wax li nga xamante ni moom la ñu war a waxante ndax ku waxul dëgg wax leneen safaan wa yàlla ñu ci yàlla musal ci wax safaan ndax lu neex nit rek wala waaye am réew bu ñu ca nekkee ku ne da ngay jël say responsabilité historique ëllëg moo tax ëllëg kenn bañ a xool kenn di rus Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci kanam tuuti Maxëri ngeen gën koo xam ci Mamadou Mouhamed Ndiaye ak waa xalaas yëpp Ndoye Bane ak Aba ñu yendu ak jàmm.